sëñ Modou Mbacke kii Pa Omar la tudd Pa Omar surtout yaa roqeeta baay doomi baay maamam doomi baay la yal na yàlla nangu ziar Abdourahmane aleykum salaam asmalik Jaw aleykum salaam Alpha ba naa def يصلي به المهدي يا فوز أمة يومهم طه عيسى ورجي لقلبي عونا ومرشدا أنا يا نانغو زيار دو أحد فتمسي النصارى كالجليد تشعشعت عليه ذكاء كلهم ضاق حالوا فيا رب عجل بالنبي محمد زوال عذاب آن منك الزوال فيا رب عجل بالنبي محمد زوال عذاب آن منك الزوال مريد الله ما def ay dara jóg waaw gëj ñu déggante trop ba yaa ngi si jàmm yal na yàlla nangu ziar Mouhamadou Ndiaye bismillahi rahmaani rahim mën nañu commencer son bi c'est bon tey daa mel ni on est très en retard bu fekkee son bi baax na ngeen wax ma ñu dem incha allah waaleykum salaam sëñ Aliou Sarr wallaay 30 minutes yi ndaw na kay waaye nu ñuy def bañ a jël temps nit ñi du bëri rek incha allah dinañ xool nu ñuy ajuster bu fekkee dañ koy yokk ñu yokk ci tuuti incha allahu taala mën nañu commencer amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهنا أشرقت شمس ذاتك فمحت نجوم الكائنات وظهرت أنوار صفاتك فكشفت حقيقة افتقار المحدثات وتجليت بأسمائك في كل حركة وسكون وما من آن إلا ولك فيه شأن من الشؤون لك الحمد عدد ما كان وما يكون إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون يا أئمة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar kenn ku nekk ci turam ak jëmmam di jéggalu bu baax ci retard bu yaatu bi ñu am waaye ajuwul ci suñu coobare xam ngeen rek mbiram tubaab yi ak seeni machine léeg-léeg connexion yi di sant xaw a doyoo ak tuuti moo tax ñi ñëwaat tey ak yéen ci waxtaan wi nga xamante ne commencé woon nañ ko te tànnoon ci waxtaanee ñi nga xamante ne ñoom ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mën nga wax ne waxtaanee leen mooy waxtaanee yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye waxtaanee yonent bi tamit mooy waxtaanee leen parce que daanaka nit la ak meloom
ni Baye Niass radiyallahu anhu waxoon benn waaye bu doon woote xutbaaniyatu comme ni ko Oustaz Barham Diop nettale waa ji ñëw di wax ne moom mooy xutbu zaman Baye dem seeti ko bi mu demee mu ne ko sa sëriñ Cheikh Tidiane dafa juum mu ne ko fu mu juum mu ne ko dafa wax ne yàlla nekk gi nekk ak nit ñi ci jëmmam la te borom xam-xam yi dañoo wax ne ci meloom la. Baye ne ko waaw ci wax ji ñuy wax ci gàttal rek tënk Baye ne ko wax ji ñuy wax lan la ci maqaama ci lii ñu wax ci moment bi ñu toll waa ji ne ko melo la maanaam xam-xamu yàlla lan la ci martaba ci fii ñuy waxee ni waa ji ne ko xam-xamu yàlla melo la Baye ne ko kon nangu nga ne xam-xamu yàlla ci melo yàlla yi la bokk waa ji ne ko waaw mu ne ko waaw meloog jikko moom mën nañoo meloog jëmm mën nañoo tàqalikoo waa ji ne ko déedéet Baye ne ko xaaral ma gën la koo jegeel naar nga dangaa xees wala nga weex ndax sa xeesaay bii wala sa weexaay bi mën naa tàqalikook sa jëmm ji waa ji ne ko déedéet mu ne ko nangu nga ne meloog jëmm bu ñu tàqalikoo jëmm yàqu melo yàqu waa ji ne ko waaw mu ne ko yàlla ak melo mi tamit noonu la kon ci gàttal rek yonentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak ay saxaabaam ay melo lañ ak jëmm mënuñoo tàqalikoo boo waxtaanee yonentu bi il faut nga waxtaanee saxaaba yi waaye tamit boo waxtaanee saxaaba yi mooy ne yaa ngi waxtaanee yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam parce que lépp lu ñu doon ak lépp lu ñu am ci ngëneel ak ci teraanga ak tedd nga ñu ngi ko jëlee ci leeru yonentu boobu nga xamante ne moom moo leen doon leeral bu dul woon moom konoon ñoom ñëpp ci zalaamul jahli la ñuy nuur konoon sax du ñoom kese waaye àdduna bi yëpp ci lëndëm ak réer ak texaadi ci la ñuy nuur moo tax nag ñi bañoon na gën a yaatal torop ndax buñ jëlee siiraw yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi moom mooy nit koo xamante ne humanité mësta xam doomi aadama bu mel ni moom te dootul amati doomi aadama bu mel ni moom maanaam li gaa yi di wax al anqaa maghrib wala al gharaib ci àdduna bi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy li gën a gharib ci li gharib ci àdduna lépp ba yàlla commencé amal mindeef ba léegi mooy nit koo xamante ne bi mu ñëwee non seulement dafa changé cours histoire waaye dafa changé itam cours humanité tout entière parce que fekkoon na ay nit ñoo xamante ne xamuñ woon dara fekkoon na ay nit ñoo xamante ne ñi mënoon bind ci ñoom sax bëriwul fekkoon na ay nit ñoo xamante ne amuñ woon benn loi amuñ woon benn règlement ci seen diggante dund wahshiya lañ doon dund ay bàyyima lañ woon mu ñëw tegal leen ay loi révolutionner seen société ba pare itamit comme ni ko benn woykatu français di waxee yaakaar naa Lamartine la bu ma juumul ñëw indi humanité boo xamante ne ak humanisme boo xamante ne kenn mësta xam lu mel ni moom ñëw jël ay nit def ci ñoom gëm yàlla te mu nekk li gën a jafe ay nit ñoo xamante ne dañ daan jaamu ay téeméeri idole téeméer yu bëree bëri ci ay idole moom mu ñëw génne loolu yépp ci seen xol dugal fa benn ak yàlla kese révolution boobu ñëwutoon rek pour diine pour sëkk julli ñëw joxe azaka or weeru koor nangam ak nangam waaye dafa ñëwoon itamit pour avec un projet de loi dafa ñëwoon ak benn organisation de société boobu dafa amoon politique bu mu laaj moo tax yonentu bi alayhi salaatu wassalaam avant tout balaa muy nekk yonentu bu yàlla yónni balaa muy nekk buntu yàlla ci mbindeef yi comme ni ko Baye Niass waxee fa anta baabullahi ay yumri in waafaahu min ghayrika laa yadxulu balaa muy nekk loolu yépp dafa nekk un homme politique d'abord un homme d'état boo xamante ne dafay ñëw fekk ñaar ñoo xamante ne ñépp foogoon nañ ne mënuñoo ànd mu fexe ba àndale leen dana ñëw fekk ñaar ñoo xamante ne ñépp foogoon nañ ne mënuñoo niroo mu fexe ba niroole leen exemple lu jiitu yonentu bi alayhi salaatu wassalaam kenn mësta gis mindeef mu réussir jël jaam bu mel ni Seydina Bilal al-Habashi nga xam ne dafa ñuuloon ba ay tuñam ñuul fexe ba mu bokk même rang social ak sang ak kilifa gu mel ni Seydina Abubakar Siddiq lu jiitu yonent bi kenn mësta gis loolu lu jiitu yonent bi kenn mësta gis jaam boo xamante ne dañ ko jënd ku mel ni ki ñu waxtaanee dem muy Seydina Zayd ibn Haritha jël ko non seulement nga def ko mu nekk généralu armée def ko mu nekk say commandant def ko mu nekk nangam waaye mu nekkoon sax un potentiel successeur boo fi jugee woon kon gis ngeen ne kooku maanaam buñ ko naroon na waxtaanee siiram ak jàngat yi ñu ci mën a jëlee waxuma benn at waxuma ñaari at waaye ay ati at la ñuy def duñ jeexal ay ati at Chérif Ibrahim Salih dafa bind téere bi siratu rasulil azam ci ñeenti juzu waaye moom ci boppam mu ngi ciy wax ne
taarixu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko maanaam lim bind fii boo synthétiser taarixu yonent bi fois 1000 benn bi la bind fii nga xam ne boo jëlee yonent bi ci mbooleem facette yi di ko waxtaanee doo doyal waaye nag ñooñu noonu àndoon nag moom tamit am ci ñoo xamante ne joué woon nañ ay rôle yu rëy a rëy am ci ñoo xamante ne joué woon nañ ay rôle yu xaw a marginal tuuti léegi ñi joué woon ay rôle yu rëy a rëy loolu naka la ñuy def ba jàngat ci seen rôle yooyu noonu parce que ce qui est sûr et certain mooy ñëwuñu woon rek pour këpp-këppal julli juróom ak naafila weeru koor ak nangam ñëwuñu woon pour xañ seen bopp lekk ci bëccëgu weeru koor ak naan ñëwuñu woon pour jël seen alal xaaj ko joxe azaka waaye dañu ñëwoon pour jàngal après communauté bi ñuy fondé nga xamante ne plus tard moom mooy nekk 1 milliard de personnes wala 1 milliard et quelques de personnes communauté boobu naka lay doxalee àdduna moo tax yàlla ci alxuraan di ñu wax ne wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum muminin léegi loolu noonu yëpp yàlla digoon ñu ci alxuraan kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli daf lay leer ne kon yàlla li mu bëggoon ci ñun tax mu yónni yonent bi mooy ñu nekkoon ñuy téye àdduna bi ñuy jubal àdduna bi ñuy wan àdduna bi yoon yonent bi nag commencé daawaam ci màkka di jubal nit ñi fa mu ko commencé mooy raxas seen xol yi fexe ba génnee ci leneen lu dul yàlla te mbooleem ñi nga xamante ne donn nañ ko après ci wàllu yàlla yi da ngay gis ne loolu moo nekkoon seen mission mooy tarkiis ci xolu doomi aadama bi parce que xol bi bu setul xol bi bu sellul leneen loo ci mën a def du toog alors fatra makkiya boobu yépp nekk fatra tasfiyatul qulub setal xol yi bi ñu paree ci loolu mu commencé nag ñu jox ko julli ne ko léegi commencé leen pratique yi ñu commencé di pratiquer benn par benn loolu lu mu lay jàngal wala lu mu ñuy jàngal mooy comme ni ma wax démb la pratique bi lu mu bëri bu xol bi sellul pratique bi du jëriñ moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci benn xadis boo xamante ne Buxaari riwaaye na ko ak yeneen téere mu wax ne inna fil jasadi mudga am na benn lumb bu nekk ci xolu doomi aadama bi wala ci jëmmi doomi aadama bi lumb boobu noonu bu sellee xol bi yépp sell bu yàqoo xol bi yépp yàqu mu ne alaa wahiyal qalb moom mooy xol kon gis nga ne préparation xol la woon comme ni ñuy waxee ne léegi diw dañ koo formaté idéologiquement wala dañ koo endoctriné wala dañ koo nàngam ci suñ jamono ji ci idéologie yi am moom yonent bi dafa ñëwoon pour formater nit ñi pour ñu nekk bañ a nekkal leneen lu dul yàlla loolu nag amoon lu mu laaj premièrement ci nëbbatu balaa woote bi di commencé di feeñ mooy daawa siriya bi ma commencé woon ci fan yi njëkk bis bu njëkk ba deuxièmement ci am collaboration ak ñi nga xamante ne c'était des personnes stratégiques troisièmement ci maslaa sax ak ñi nga xamante ne leeroon na ne ay noonam lañ bal yemut ci loolu stratégie boobu noonu ak politique boobu yóbbee woon na ko ba muy jël ay doomam di leen maye ci doomi ñi nga xamante ne nii ay noonam lañ woon et plus tard da ngay gis ne dana dem jëli soxna daanaka ci xabila wala ci giir yi ëpp doole ci Quraysh yépp mu jël fa soxna li tubaab yi di tuddee un mariage stratégique c'était pas pour fonder une religion seulement mais c'était pour fonder un état c'était pour fonder une société parce que loolu moo jiitu religion bi moo jiitu loolu yépp léegi nag ñooñu noonu àndoon nag moom mu am ci kenn koo xamante ne am na rôle bu am solo bu mu joué waaye tamit ginnaaw bi fi yonent bi jugee mu nekk personnage boo xamante ne daanaka bu central la ci l'islam bi raddi nazar ci taraf bu nekk nuñ ko mën a xoolee kooku mooy Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu boo ñëwee rek wax nit ñi ne fii la juddoo fii la màggee fii la génne àdduna loolu ñëpp xam nañ ko de Seydina Abubakar balaa muy nekk sahaaba yonentu bi balaa muy nekk àndandoowu yonentu bi balaa muy nekk ki wuutu yonentu bi ci ginnaawam dafa nekkoon benn personnage clé ci politique gu yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ci Màkka comme ni nga xamee ne noonu la Sayyidatuna Khadija nekki woon personnage clé comme ni nga xamee ne noonu la Seydina Abu Talib nekki woon personnage clé y avait des personnages des personnes yoo xamante ne ni ñoom ñoo téye woon caabi magasin yi
bokk na ci ñooñu Seydina Abu Talib, Seydatuna Khadija ak ñu wax démb ñoom Seydina Ali ak di lekk lil asafi shadid xam nga bu doon dañuy topp logique bu ñu waxtaanee ci Seydatuna Khadija dañoo war a ñëw ci Seydina Ali buñ paree doog a ñëw ci doomi Seydatuna Khadija yi ñoom Seydatuna Fatima ak yooyu, waaye bu ngeen seetloo gis ngeen ne ba léegi waxaguma ci ñoom parce que malheureusement siyaasa banul Abbas ak siyaasa banu Umayya bi ñëw ci ginnaaw gi dañu fexe ba jëmbat ci xelu jullit bu ndaw bi, jullit bu basique bi, que ne ñooñu boo bëree di leen tudd sax léegi tey ñu takkal la benn étiquette chii nga lil asafi shadid. tey jii kuy wax ci nit ku mënti doon, jëlal yow bu dee murit nga booy wax ci sëñ Touba, boo waxee ci moom ba pare ci ñi ngay njëkk a ñëw ñam yar doomam yi ñoo cay jiitu. danga wax ci ñoom lépp loo xam ci lu baax, danga wax ci ñoom lépp loo xam ci ay màgg ay tedd nga, est-ce que ngay dégg. bu dee taalibe bàyyi nga, boo waxee ci bàyyi ba pare ci doomam yi ngay wàcc si, jël taalibe mi mag yi bool, maanaam doomam yi sax ci taalibe mi mag yi nga leen di boole, wax ci ñoom lépp loo xam ci ngëneel ak ci mbaax, est-ce que ngay dégg. bu dee taalibe Sidi Hadji Malick nga, boo waxee ci Sidi Hadji Malick ba pare sëñ Babacar ngay jël doog a ñëw ci yeneen taalibe yi, est-ce que ngay dégg. ainsi de suite. waaye malheureusement dafa mel ni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo xaw a ñàkk wal iyaazu billah entre guillemets chance ba moom boo tuddee ay doomam wala nga bëri di leen tudd sax ñu ne la chiir yi nga. waxal ci ay àndandoom lu la neex ci ngëneel wax ko ci ñoom anta mumtaz, waaye njabootam gi moom boo ne aalul bayti rek ñu ne la chiir yi. waaye nag bu doon li jaam bëgg lay am konoon boo waxee ci yonent bi muftarat nga ñëw ci ñi nga xamante ne yàlla wax na ci ñoom ci alquran qul laa asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fi l qurba. waaye nag même boo waxut ci ñoom itam, même boo waxut ci ñoom wala boo leen tuddut itam, yàlla xam na li nekk ci sa xol, comme li imaamu Shafii waxoon la rek, bu ñu xotti woon sama xol ñaari tere lañ ciy fekk boo xamante ne duwul ne loxoo leen bind. benn tere bi mooy tawxiid ak gëm yàlla, beneen tere bi mooy sopp yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñoñam, doyloo ci ay baytam yooyu alul nabii zariati wa humu ilayhi wasilati arju bihim utaqadan bi yadil yumna saxifati yaa rakiban qif bil muhasabi min mina waxtif bi qaidi xayfihi wannaaxidi sahran ida faada alxajiju ila mina faydan ka multatimi lfuraati lfaidi in kaana rafdan xubbu ali muhammadin falyashhadi saqalaani anniya rafidi ala bayti nabiyi wala alu bayti rasulillahi xubbukum fardu min allahi fi lqurani anzalahu yakfikum min azimi shani man lam yusalli alaykum fala salaata lahu. loolu rek doy na. même bu fekkee après boo leen tuddee dañ lay tuddee chiites yi dañ lay tuddee rafidi, doy na ci rek képp kuy julli boo julliwut ci ñoom sa julli manqué. ala kulli xaalin kon ñi ñëw ci ñi nga xamante ne ñoom boo leen tuddee doo am problème, te ñun tamit amuñ problème ci tudd leen. waaye comme taarix dafa bindoo noo xamante ne elle a toujours été écrite par les vainqueurs. Seydina Abou Bakar nag dafa nekk personnage boo xamante ne comme ni ma ko waxee personnage bu am importance la ci l'islam. ànd na ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ànd bu rafet. lépp lu waroon ci lu ab collaborateur war a defal collaborateur am defal na ko yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam. lépp lu waroon ci lu ab taalibe war a defal sëriñam defal na ko yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam. lépp lu waroon ci lu ab soppe war a defal cam sopp defal na ko yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam. commencé ko ci Màkka ci loo mënti wax ña ko njëkk a dugg ci lislaam ak ña ko nàngam, waaye daal ñëpp d'accord nañ ne Seydina Babacar bokk na ca ña njëkk a dugg ci lislaam moom. maanaam bokk na ca ña nga xam ne moom ba ñuy dugg ci lislaam mu ngi bees. boobu gëm yàlla ak topp yonent bi dafa meloon ni téye xalu safara ci sa loxo. moom ca boobu la gëm yàlla, ca boobu la topp yonentu. du moment que moment boobu muy gëm yàlla, moment boobu muy topp yonentu, am na ñoo xamante ne ña ngi woon di jaamu Laata ak Uzza di naan seeni sàngara, moom mu jëndee loolu yépp gëm yàlla ak ab yonentam ñëw topp ko. yamul ci loolu, ñaari tarafu lislaam yi gën a mag tey yi nga xamante ne ñoom ñooy am wuute ci personnage yu Seydina Babacar, ñépp d'accord nañ ne ak lu ko nit mënti waxal bokk na ci ñu gën a dundale seen alal ci yoonu yàlla, ak lu nit mënti wax. nga d'accord ak moom nga bañ a d'accord ak moom,
moo xam sunni nga Seydina Babacar mooy sa njiit moom mooy premier xalifa yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam chiites nga Seydina Ali moom mooy sa premier imam nangam ak nangam waaye ñëpp nangu nañ Seydina Babacar bokk na ci ñi gën a dundale seen alal ci yoonu lislaam maanaam génnee na alalam jox lislaam jamono bi nga xamee ne lislaam soxla woon na ko parce que yàlla yónniwul Jibril ak ay saako xaalis pour mu ñëw jox ko yonent bi mu dem jënd ci ay jaam yàlla yónniwul malaayka yi ñu wàcc ci kaw suuf jëm jëndi ay jaam indil yonent bi wala ñuy dem tàggat nit ñi ñëw gëm yonent bi daf ko doon jaaree ci ay nit li kulli shay'in sababan fa atbaa sababa Seydi Sufyaan munaa ziyaara yaa gida yaa azmi anchar wala fiya donc yàlla yónniwul ay malaayka ñu wàcc ci kaw suuf def loolu noonu dafa am ci ñu mu ko doon jaaree kooku nag mu jaaree woon loolu ci moom am ci koo xamante ne ni yonent bi tolloon na ak moom foo xamante ne dem na sax ba jël doomam def ko mu nekk soxnaam muy sayyidatuna Aïcha danañ ñëw ci xissaam plus tard waaye Seydina Babacar il jouait un rôle prépondérant ci moment boobu noonu ndax ñépp xam nañ ne am na jaam yu bëree bëri wala ay nit ñu bëree bëri ñoo xamante ne tuub nañ ci loxoom ñenn ñi sax ay jaam lañ yoo xam ne moom moo leen jënd bi mu leen jëndee ba pare bàyyi leen yàlla ñu dem di jaamu yàlla ku ci mel ni ki ci gën a siiw Seydina Bilal ibnu Rabah ndax jamono jooju noonu pour walla politique ak stratégie bu rafet bi ñu doon doxal ñoom xam nga ki moomoon Bilal doonul permettre n'importe qui mu ñëw jënd Bilal ci loxoom léegi nag il faut mu am deal bi ci kum jaar ku légitime ku crédible koo xamante ne moom mooy dem mën a jëndi Bilal pour mu mën koo bàyyee yàlla parce que benn ma Samba ak benn ma Demba bu jugoon rek dem ne day jëndi Bilal waa ji du ko jaay yow yaay kan banaan da ngay ñëw pour jënd sama jaam wala xëy na bu ñëwee xaalis bi mu koy laaj du ko am léegi nag ki amoon crédibilité boobu noonu amoon cofeel googu ci xolu xéeféer yi parce que soppoon nañ ko amuñu woon nag moom yenn problème yi kooku Aboubacar la moom moo ñëw génnee xaalisam jënd ko bi mu ko jëndee ba pare ne ko bàyyee naa la yàlla demal nga jaamu sa borom comme ni nga ko bëggee loolu benn la ci rôle am yi nga xamante ne joué na ko waaye yonentu bi alayhi salaatu wassalaam bi mu fu jugee Seydina Babacar xàjjali ko ñaar ci diggante jullit ñi masala bi nag li ko xàjjale mooy wàllu yonentu bi ndax ay imaam la fi bàyyi wala ay xalif la fi bàyyi bu fekkee yonentu bi ay imaam la fi bàyyi imaamatu googu moom mooy donn mbóotam ci zaahir ak ci baatin moom mooy donn wiraasatom tamit ci baatin ak maqaama bu fekkee ne xalif la fi bàyyi un successeur la fi bàyyi successeur boobu moom mooy donn politique am moom mooy donn dawla bi maanaam état bi nga xamante ne yonentu bi alayhi salaatu wassalaam fondé na ko ak politique bi mu doon doxal ci wàllu économie ci wàllu armée ci wàllu stratégie ci wàllu diplomatie kaka doon ci chaise boobu moom mooy doxal loolu nit ki mën naa doon na ndoor ñaar yépp mën naa nekk xalifa yonentu bi ci baatin ba pare tamit di doxal yooyu parce que yonentu bi sallallahu alayhi wasallam moom kenn moom moo amee woon mboolem rôle yi nga xamante ne par la suite nit ñi dañ koo séddoo seen biir waaye nag nit ki mën naa doon benn walis beneen bi maanaam nit ki mën na nekk ne moom moo doon yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ci baatin yor mbootu yonentu bi alayhi salaatu wassalaam waaridaat yeeg asraar yeeg lépp di wàcc ci moom te ci zaahir toogul ci chaise bi di doxal alors ñi nga xamante ne nag gëm nañu ne Seydina Babacar moom moo doon yonentu bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy xalifaam moom mooy nàngam ñoom tamit ci seen biir ñu am ci ay ñaari façon yoo xamante ne dañu tàqalikoo première bi mooy xulaat maanaam ñi ëppal ñi nga xamante ne am nañ ci te li waral ëppal boobu noonu dafa juddoo ci politigu Abdullahi ibnu Zubayr mi nga xamante ne sët la woon ci Seydina Babacar parce que yaayam doomi Seydina Babacar la woon moom am na fatara boo xamante ne yoroon na ko dawla ci Makka ak yooyu jamono Marwan ibnul Hakam donc nu mu mënoon na def pour ekkati turu maamam ak nàngam affaire bi dafay dem ba jur ëppal ci shaxsi yow Seydina Babacar am ci ñoo xamante ne nag déedéet ñoom gëm nañ ne Seydina Babacar moo yor mbir mi
waaye nag gëm nañ ne ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha gëm nañ ne buntu xam-xam beeg waaridaat yeeg leer yi moom am na fu muy jaar. kon distinguo boobu lu am solo la. am ñoo xamante ne nag comme suñu mbokku chia yi ñoom dañoo gëm ne déedéet bi fi yonent bi jugee rek Seydina Ali moom mooy buntu bi moom mooy lépp moom moo waroon na yore tamit politique zahir bi comme ni nga xamee ne noonu la yoree maqaama baatin bi. ala kulli haalin kenn ku nekk mën nga ci am sa position mën nga d'accord ak nit ki ci fond bi wuuteeg moom ci forme bi mën nga d'accord ak nit ki ci ay principe tamit wuuteeg moom ci yeneen. En tout cas Seydina Ali Seydina Babacar Seydina Omar Seydina Ousmane yaakaar naa ne ñoom ñëpp danañ ñëw ci seen siira. lu dul Seydina Ali comme li ma wax léegi la moom doy na ko ci ngëneel moom ak njabootam gi même bu leen nit tudd même bu nit waxul seeni maqaama ku julliwut ñoom sa julli manqué na. li ci des nag après ñeneen la intéressé boo ko tuddee ñu ne la chiir yi nga ñoom ñoo xam. Seydina Abu Bakrin as-Siddiq ñu dëppoo ci ne turam dëgg-dëgg ñëpp Abu Bakar lañ xam waaye turam dëgg-dëgg moom mooy Abdullahi ibnu Ousmane moom Abdullahi la tudd baayam Ousmane la tudd ibnu Amir ibnu Omar am nañu wax ibnu Amr pa Omar ibnu Kaab ibnu Saad ibnu Taym lii ñu ko tarjamaal yépp dëppoo nañ ci turam bi. xam nga nag lii lu xaw a jafe la léeg-léeg wala lu like saxaaba yu bëree bëri léeg-léeg da ngay gis dañuy wuute ci seeni tur kii nañ ne nii la tudd kii nee nañ nii la tudd kii nee nañ nii la tudd waaye am na ay saxaaba yoo xam ne moom kenn wuutewut ci seen tur laa ci seen tur laa ci seen nasab mooy kaawu Seydina Babacar mooy kaawu Seydina Omar mooy kaawu Seydina Ousmane Seydina Ali wax noppi moom amul lu ñu wuutee ci nasabam ak yooyu. waaye am na ñoo xamante ne dañuy wuute ci seen tur ci ay wuute yu bëree bëri ku mel ne Abu Hurayra am na lu mot 25 tur xaw ma 40 maanaam turam dëgg-dëgg sax pour ñu xam ko dafa jafe kii bi dàkkantal bi noonu lañ xam loolu waral na am ñu dem sax bay dàq am ak Abu Hurayra waaye loolu beneen buntu la. kon Seydina Babacar dëppoo nañ ne turam Abdullahi la dëppoo nañ ne tamit turu baayam Ousmane la mu am ay dàkkantal tamit comme ni ngeen ko xamee bi ci njëkk mooy Atiq bi li tax ñu ko koy woowee boroom xam-xam yi wuutee nañ ci am na ñu wax ne parce que yàlla daf koo jot ci safara maanaam mucc na ci safara te loolu ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la jógee am na ñu wax ne déedéet Atiq bi baayam ak yaayam ñoom ñoo ko tuddee ndax yaayam saa yu amaan doom ji dafay faatu maanaam dafa demoon moom la ñuy wax yara dal yaakaar naa bu ma juumul léegi nag bi mu juree Seydina Babacar mu daal di ko téye nii daal di jublu kaaba gi daal di ne yow yàlla amul lenn loo xamante ne jotee naa la ko maanaam lu dul sama doom ji maa ngi lay ñaan yàlla nag ma ko bàyyee mu dund aw kama qaal léegi nag yàlla daal di dundal Seydina Babacar bi mu màggee ñu continuer di ko oowee Atiq boobu noonu. am ñu wax ne déedéet Atiq bi dañ ko woowee parce que amul ci nasabam ak ci silsilaam ak ci maanaam lignée familiale am loo xamante ne mën nañ ko ci ayibale. bon lu mel nii nag laay wax léeg-léeg ci yenn sew-sew politique Zubayriya ak yu mel noonu ak Umawiya parce que boo ne par exemple Seydina Babacar amul ci nasabam luñ koy ayibale yaa ngi bëgg a def ci xelu ki lay déglu ak di jàngat que ne Seydina Babacar mi ku wees mi yebil mi yata man loolu laa gëm ñun loolu lañ gëm Seydina Babacar amuñoo moom benn problème bal ala rasi wal ayn waaye amul ci nasabam luñ koy ayibalee lu tax après muy poser problème mooy bu ñu demee ci beneen jaanib ci yonentu bi alayhi salaatu wasalaam moom dañuy fekk ngay riwaaye xadis yoo xamante ne danga naan ñu baayam mu ngi safara yaayam mu ngi safara nijaayam bi mu ñëwee di génn àdduna yonentu bi daf ko ne tuubal mu ne ko ana ala millati abdil muttalib ba pare yàlla wàccee aaya maa kaana lin nabi xawma an yastaghfiru lil mushrikina walaw kaanu ulu qurbe pour wax ne après nijaayam mu ngi safara léegi nijaayam mu ngi safara boobu lu ciy tartibu mooy ne maamam bi mu wax ne moom tamit huwa ala millatihi mu ngi safara kon yonentu bi moom nasabam bi dañ koy ayibal. C'est du n'importe quoi c'est de la politique finalement parce que bu fekkee da nga ne Seydina Babacar nasabam amul luñ koy ayibale yaayam dafa tuub bal am na sax boroom xam-xam yu bind loolu Seydina Babacar ba mu tuubee ci la yaayam tuub après par la suite baayam ñëw na tuub doomam tuub na sëtam tuub na maanaam daal compté nañ ne
daanaka amul ci saxaaba yi koo xamante ne am na 4 étapes ci famille am ci lignée familiale am ñoo xamante ne ñëpp nekk nañu ay saxaaba ku dul moom Seydina Abubakar radiyallahu anhu waaye nag boo nañu li atiq lañ ko tuddee parce que lignée familiale am amul luñ ko ci ayibalee ba pare ñu fekk la yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom nga bëgg ñoo ayibalal lignée familiale am ça pose problème. dafa mel ni kon da ngaa bëgg a ekkati kee nag moom tur bi rek nga fi bëgg a bàyyi waaye dans le fond da nga koo bëgg a suufeel bu fekkee ekkati nañ yonent bi ba pare après ñu doog a ekkati keneen ku dul moom waaye maadaama bu fekkee ñi ngi wax ne yonent bi am na ci ay nijaayam ñu ngi ko solal daal caraxu safara wala waay juróom inna abi wa abaka fi naar kon buñ ñu wax keneen tamit nañu li ñam amul duñ koy ayibale bu fekkee nag d'accord nañ ne dañoo bëgg a saxal li nañ saxal ne ñee tamit wa nuqallibuka fi saajidin allazi yaraaka hiina taqum wa taqallubaka fi saajidin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kulli haal comme ni ma wax am ñu wax ne loolu moo tax ñu tuddee ko atiq wax jii nii mooy waxu ne ba ko yaayam juree daf ko jublule kaaba gi ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan nga bàyyee ma sama doom ji mu dund ginnaaw gi Seydina Abubakar dund kon tuddee nañ ko atiq lu jiitu lislaam di ñëw lu jiitu muy xamante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu jiitu leneen lépp di xew wax ji ibnu Saad riwaaya na ko ci at-Tabaqaat alfasawi Yaqub ibnu Sufyaan riwaaya na ko ci al-Maarifa wa taarix Tabari riwaaya na ko ci taarixu Tabari ibnul Jawzi riwaaya na ko ci téereem bi tudd Sifatu Safwa Nawawi riwaaya na ko ci tahzibul asmaa wal lugaat ibnu Asakir riwaaya na ko ci taarixu Dimashq ibnu Hajar al Asqalaani indi na ko ci al isaaba fi tamyiizi saxaaba jëlee nañ ci Abdullahi ibnu Omar Abdullahi ibnu Zubayr afwan bi ma doon wax léegi nga xam ne sët la ci Seydina Abubakar parce que yaayam doomi Seydina Abubakar la moom Abdullahi baayam mooy Zubayr ibnu al-Awwam mi nga xamante ne incha allah danañ ñëw moom tamit ci siiraam jëlee nañ ci Abdullahi ibnu Zubayr moom mu wax ne Seydina Abubakar turam Abdullahi la woon ibnu Usmaan yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nag bis mu ne ko anta atiqullahi min an naar yow yàlla daf laa jot ci safara yow yaay ki yàlla jot ci safara nee na nag depuis booba ci lañ commencé di ko oowee atiq wax ji ibnu Maaja riwaaye na asar bi ibnu Xibbaana riwaaye na asar bi ci saxiix ibnu Xibbaana ci xadis numéro 6864 Tabaraani tamit riwaaye na ko ci alkabir Bazzaar riwaaye na ko ci xadis numéro 2483 ibnu Asakir riwaaye na ko ci taarixu Dimashq ak ñeneen ñu dul ñooñu que ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ne ko anta atiqullahi min an naar looloo tax ñu tuddee ko atiq ala kulli haal wuute yi ci sabab bi bëri na lu tax ñu koy wax atiq am ñu wax ne dafa rafetoon xar xanam bi rafet looloo tax ñu koy wax atiq waaye daal dàkkantal bi sax na ci moom ñaareeli dàkkantal bi ñu koy doon dàkkantalee mooy as-siddiq te loolu daanaka moom moo gën a siiw sax ndax fu ñu ne Abubakar as-siddiq lañ ciy teg as-siddiq boobu yi tamit dàkkantal la boo xamante ne comme ni ko Anas ibnu Malik riwaaya ci xadiisu Buxaari ci numéro 3675 ak ci imaamu Nasaayi riwaaya na xadis bi moom tamit ci sunanul kubra ci xadis numéro 8079 ibnu Xibbaan riwaaya na ko ci numéro 6865 ak ñeneen ñu dul ñooñu ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yéeg ci kaw jabalu Uhud jabal bi maanaam ci kaw montagne Uhud montagne bi daal di yëngu ci jour Uhud la kon muftarat yonentu bi daal di ko dóor ak tànkam ne ko dalal kenn nekkut sa kaw ku dul ab yonentu ak ab siddiq ak ñaari shahid am boroom xam-xam yu wax ne foofa lañ xamee ne kon Seydina Omar ak Seydina Ousmane dañ leen di rey après waaw fii nag entre parenthèse xam nga léeg-léeg suñ mbokki suñ doomi bàjjan yi sol seen tubay rakk yi ibaadu yi dañuy weddi ne yonent bi xamul xaybu boo waxee ne yonent bi xam na xaybu ñu ne la qul laa ya'lamu man fi samaawaati wala di xayba illa allah amul kenn ku xam xaybu léegi yonent bi naka la def ba xam ne Seydina Omar ak Seydina Ousmane ay shahid la ñuy doon ba mu wax xeer bi bu fekkee xadis bi sax na ci ñoom te pour ñoom xadis bi sax na parce que xadis bi mu ngi ci Buxaari te ñoom dañ ne lépp lu ñëw ci Buxaari wér na léegi yonent bi nu mu def ba xam ne moom Seydina Omar ak Seydina Ousmane ay shahid la ñuy doon te bi mu ko waxee benn bu ci nekk ci yooyu daanaka ëpp na 10 ans mu doog a am ndax Seydina Omar yonent bi génn na àdduna ba am fukki at ak ñett wala fukki at ak juróom ñu soog koo rey Seydina Ousmane yonent bi génn na àdduna ba am ñaar fukki at ak lu tegal mu soog a génn àdduna moom tamit kon benn bu ci nekk daanaka 10 ans ak lu tegal tege na ci yonent bi xamoon na ko
lii bu nekkul xaybu lu mu doon wala bu fekkee xadis bi wérul nañ ñu ci dimbale bu fekkee xadis bi wér nañ bàyyi di wax ne yonent bi xamul xaybu yonent bi bu xamul xaybu amut. Seydina Abu Bakar yàlla wax ci xàqam que ni illaa tansuruhu faqad nasarahu llah iz axrajahu allazina kafaru thaniya ithnayn iz huma fi lgaari iz yaqulu li saaxibihi laa taxzan inna allaha maana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa jacala kalimata allazina kafaru sufla wa kalimatu llahi hiya al ulya wallahu azizun hakim. suratu tawba aaya 40. aaya bi nii boroom xam-xamu ahlu sunna yi en tout cas ndax bu ma ne boroom xam-xamu ahlu sunna yi am na ci boroom xam-xamu chia yi ak ci yeneen tawaayif yi ñu ci am taxaw waaye nag boroom xam-xamu ahlu sunna yi en tout cas dëppoo nañ ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam la woon ak Seydina Babacar ñoom ñoo nekkoon ci xuntuwa bi yàlla diggalee yonentu bi mu gàddaay ba xeefeer yi topp leen après nag Seydina Babacar ne ko kenn ci ñoom bu xooloon ci suufu tànkam gis ñu yonentu bi ne ko ma zannuka bisnayni llahu saalisuhuma lan nga xalaat ci ñaar ñoo xamante ne yàlla moo leen ñetteel yonent bi laaj Seydina Babacar loolu. xadis bi moom tamit mu ngi ci musannaf bu ibnu abi shayba ci xadis numéro 31929 ci volume 6 ci page 348 ak ci volume 7 ci page 345 ci xadis numéro 36613 mu ngi ci fadailu saxaaba bu imam ahmad ibnu hanbal ci xadis numéro 23 xadis numéro 179 xadis numéro 509 ak ci musnad ahmad ci xadis numéro 12 ak ci saxiixul buxaari ci xadis numéro 3653 xadis numéro 4663 ak ci saxiixu muslim ci xadis numéro 2381 ak ci sunanu tirmisi xadis numéro 3096 ak ci musnad bu abu yaala ci xadis numéro 66 ak xadis numéro 67 ak ci yeneen téere yu bëree bëri comme musnadu shaamiyin bu imaamu tabaraani xadis numéro 1199 ñoom ñëpp indi nañ ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na Seydina Babacar ba ko Seydina Babacar laajee waxee ne ko xéeféer yi topp ñu kenn ci ñoom bu xooloon ci suufu tànkam yi dinañu gis yonentu bi ne ko maa zannuka bisnayni llahu saalisuhuma lan nga xalaat ci ñaar ñoo xamante ne yàlla moom moo leen ñetteel. léegi nag aaya bi wax nañ ne ci sabab boobu la saaniya ithnayni iz huma fil ghaari iz yaqulu li saaxibihi laa taxzan inna allaha maana. ñaareel bi itam yàlla wax ci moom aaya boo xamante ne boroom xam-xamu ahlu sunna yi ñu bari bari dëppoo nañ ne ci moom la wàcc mooy aaya bi nekk ci suuratul layli li ko daggee aaya 17 ba aaya 21 wa sayujannabuha al atqa allazi yuti maalahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihi al a'la wala sawfa yarda. ñu dëppoo ne ci moom la aaya bi wàcc yi tamit yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam tamit ci wax ne ci xadis boo xamante ne boroom xam-xam yu bari riwaaye nañ ko maa zannuka yaa aba bakrin billahi bisnayni llahu saalisuhuma comme ni ma ko waxee léegi ak xadis boo xamante ne inna allaha baasani ilaykum fa qultum kazabta wa qaala abu bakrin sadaqta yàlla daf maa yónni ci seen biir ngeen fenloo ma wax ne waxuma dëgg abu bakar moom daal di wax ne wax naa dëgg. xissa bu gudd la parce que dafa amoon problème ak Seydina Omar ñëwoon àkk si ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn kii bu amoon seen diggante après nag yonent bi daal di mer jëlal Seydina Babacar paar ne leen ndax du ngeen ma bàyyil sama waa ji yéen ñëpp bi ma yàlla yónnee da ngeen maa weddi moom moo ma dëggal te effectivement ñu yonent bi doon wax ak ci moment boobu noonu ñu mel ni ñoom Seydina Omar ak ñooñu bi yàlla yónnee yonent bi dañ koo weddi doon ut bakkanam bal Seydina Omar sax bi muy dem di tuubi projet bi gën a criminel comme ni ko Oustaz Barham Diop di waxee léeg-léeg projet bi gën a criminel ci àdduna moom la amee woon mooy pour dem assassiner ji yonent bi mu demee yàlla dugal leer ci xolam mu tuub yuxrijul xayya minal mayti wa yuxrijul mayta minal xayyi bi Seydina Omar di toll ci maqaama boobu Seydina Babacar moom fekk na jébbal na boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu yàgg donc xam naa suñu waxtu dafa mel ni jeex na daa mel ni xaabaabal nañ sax de combien de minutes xaabaabal nañ de 4 minutes waaye ala kulli xaalin lii introduction la woon ci Seydina Babacar incha allahu taala suba danañ continuer ci moom ndax itam comme ni ma ko waxee personnage la boo xamante ne boroom xam-xam yi ci ahlu sunna am na lu bëree bëri lu ñu wax ci moom am na fu ñu ko teg yeneen tawaayiful islaam yi tamit am na nu ñu ko jàppee donc war a leeral nit ñi
pour que fanatisme beeg yenn kii yi nekk ci xel yi mu wàññeeku ak nan lañ war a gisee personnage bi nga xamante ne man ni ma ko jàppee mooy koo xamante ne ku jébbal boppam yonent bi la depuis le début, ku bëri ay ngëneel la, ku teel a dugg ci lislaam la, ku dundale alalam ngir lislaam la, ku sacrifier dundam ngir lislaam la, ku jeexoon ci yàlla ak ab yonentam la. kooku lees war a jàngat taarixam la ba gën a xam incha allahu taala lu yàlla maye pour ñu xam ko ci moom buñ paree ñu jàll ci keneen. in uridu illa lislaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah walhamdu awalu daawana wa axiruha wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.